koy def ndax 2014 ba léegi ñu ngi koy def te mosuñu ci arrière kon jàpp naa ni bis bee jot ñu koy def bu tombeeg leneen mu fekk wacc rek daa fekk mu war cee bokk waaye tey dañoo am Thiès mu ñor ñu lii tombeeg lii xew ci jamono muy élection locale yi ñëpp di jëmbat dama ne man duma ànd ak kuy arrière ndax benn président la am benn bailleur muy Serigne Babacar Sy man lu ma mel Serigne Babacar lu ma am Serigne Babacar su ma taxawee ba mbooloo wër ma Serigne Babacar kon su ma waree falu Serigne Babacar ku ma àndal booy falu Serigne Babacar lu ñu am Serigne Babacar kon yaakaar naa ne lu ma gëm la moom lay doxee dama ne ba ñu sampee 2014 ba léegi ànd ak Arma nekk sur le terrain di liggéey na benn responsable politique ci Sénégal taxaw ne mës nañ ko bind soutien ci li ñuy def pour dimbali askan bi benn bailleur la ñu am benn partenaire muy Serigne Babacar. baax. 2014 dañoo commencé def benn 2015 mu indi ñaar 2016 mu indi ñett ba fi ñu toll muy yokk ba askan bi ci seen bopp yaakaar naa ne lii may joxe nii fukki élèves lañ ko doon jox wala fukki élèves ak ñaar tey yaakaar naa ne am nañu fit ba song naa dañuy jox 15000 élèves kon bu ñu amee xalaat dara ne dañ koy yaakaar ci ñoo xamante ni mos ñu ñoo jox wala dañuy xëccoog ñoom loo xamante ni dañ koo war a séddale te jàpp ni dañ cee war a am cër dama ne Sénégalais dañu yeewu tuuti l'histoire dans le Sénégal dañ ne kii fii notre premier président muy Léopold Sédar Senghor kenn xam na ñëpp xam na ni Senghor li mu jëriñ Sénégal sur le plan national international suñu jàngale histoire Sénégal dañ naan kii fii notre premier président muy Léopold Sédar Senghor Senghor kan la bokkaloon jamono ñi nga xam ni juddu nañu gisuñu leen juddu gëm leen am doom tuddee leen ma cité ñaar ñu ñëpp ràññee muy Serigne Babacar ak Serigne Fallou Mbacké ba Serigne Fallou génnee muy 1968 la génn àdduna Serigne Babacar génn àdduna 1957 ma judd ci seen ginnaaw am doom tuddee keneen am doom tuddee ñu dem seen xabaru di ñaan mu dàq suñu ne gën koo sedd ñuy déglu di ñaanal di nangu suñu ñaan bu àjjuma jotee ku ci nekk boo taxawee ci télé bi di nga gis oto yi la romb kii naan na maa ngi ziyaare ci sëñ Fallou kii naan maa ngi ziyaare ci Serigne Babacar dama ne Senghor mi génn àdduna barki dem boo Njaay kan moo mës a dégg ni maa ngi ziyaare ci Senghor kenn du ko dégg bu ko njabootam ñaanul wala jullit toog ci siyaar dara julli ñe yàlla na yàlla déggal néew yëpp Senghor du am ñaan du am kenn ci ñun ndax du suñuy waajur te Senghor fa mu mujj fa la Macky Sall di mujj fa la Abdou Diouf di mujj fa la Abdoulaye Wade di mujj ku ci sa njaboot ñaanalul doo dem fi doo ay jot ci ñaan kon ñun bu ñuy xeex nañu xeex suñu pouvoir spirituel muy dëgg dama ne bisum penc bu ñu bëggee yàlla dugal ñëpp àjjana yàlla na àdduna bi mujjee ci l'islam te jàpp naa ni yàlla dinañ ko defal tey nag lii ñu jëm di ko jawarloo mu ñu moom ko muy nos localité moi j'ai toujours dit à haute voix Thiès ñeenti maire la ñu am dama ne kuy dimbali maire soxla woo maire te Arma dafa bokk ci appareil bi dimbali maire muy le réseau d'appui pour le développement de la région de Thiès muy réseau boo xamante ni jàpp naa ni képp ku ñëwul bokk nga ci parce que réseau d'appui pour le développement de la région de Thiès la tudd ñun ñëpp ñu bokk ci yem kon tey buñ taxawee ne dañoo war a taxaw ak suñuy frère non nekkuñu fi pour di dàq kenn nekkuñu fi pour di xeex kenn dañ fay nekk pour defar suñu dëkk te jàpp nañu il est temps que cette jeunesse defar Thiès muy ñu toog fii Arma ak ses frères ñi nga xam ne ñoom Birame Souleye ak ñooy Ousmane Diagne et cetera jàpp naa ni bu yàlla dafay jàmm yéen cette jeunesse ngeen d'accord ci ce dynamique là ñu ànd ceeg yéen on écarté wuñu kenn xeexuñu le président Macky Sall xeexuñu le président Idriss Seck je dis que ni Macky Sall c'est le président de tous les Sénégalais aujourd'hui on parle de localité on parle pas de Sénégal notre combat c'est Thiès
nañ ko téye suñu bopp su jotee ñu war koo tendre la main en tant que président de tous les Sénégalais on va céder pour lui tendre la main pour travailler pour le développement de cette ville. S'il s'agit du président Idriss Seck le moment venu pour que ñu ànd ak moom teg ko fañ ko war a teg jotagul keese ñu ñor te on est en phase de localité et duñu nangu Idriss Seck wala Macky Sall quiconque parmi eux di décider à notre place. C'est cette jeunesse-là qui va décider, cette population-là qui va décider. La coalition, c'est la population. Et c'est cette population-là, moi, en même temps, vous les journalistes, on vous attend, accompagnez-nous pour que cette localité, nous nous disons que cette jeunesse-là, nous gère le film. Je vous remercie. di nuyu ñëpp ñi nga xamante rek fekk naa leen fii di nuyu vraiment suma frère Armand di ko féliciter ci mobilisation bi ma fi fekk di ko féliciter ci courage am di ko féliciter ci constance am di ko féliciter ci taxawaayam ci côté Habib Kane parce que Armand dama ko fekk muy ànd ak Habib muy ànd bu sincère muy ànd bu dëggu mu ànd bu wér je pense que tey ànd yi dañoo jafe léegi donc su ma gisee tey ma ñëwaat tey fii ci koñam fekk ñu taxawal lu mel nii ñu ne Armand moo koy jiite damay def lu dul rek di ko féliciter di ko ñaanal di ko wax ni yoon wi dina metti yoon wi dina jafe waaye nag àdduna moo bindoon noonu dara warut a yomb tey nag dama kontaan trop parce que dafa am ci yeneen yoon yu ñu nekk sinon dama doon nekk ak moom ba ñu gën a guddi mais tey kontaan naa trop di ko remercier encore une fois ci marque de sympathie bi mu am ci man jërëjëf. boo waxee sànq Armand nekk nit koo xamante ni nii nit ku dëggu nit ku engagé parce que damay wax ni des fois man je respecte les personnes qui sont engagées parce que engagement yombul am na ñoo xamante ni nii bu leen yàlla mayee tuuti daraja ña ñu dëkkal dootuñu leen faale. da ngay gis koo xamante ni dafay juddoo ci quartier bu mel ni Taaxi Kaw wala quartier bu mel ni R100 gële nga xamante ni ñun fa lañ jóge mu nekk ay quartier yoo xamante ni ay quartier yu metti la ay quartier yoo xamante ni lu bëri loo xamante ni nit daf koy soxla ci ay jumtuwaay pour dund amu fa des fois mu nekk ay quartier yoo xam ni amuñu école bu baax école primaire bu baax nekk ay quartier yoo xam ni amuñu CEM bu baax nekk ay quartiers yoo xam ni amuñu tali yu baax nekk ay quartiers yoo xam ni amuñu poste de santé yu baax souvent quartiers yoo xam ni dañu nekk dans l'insécurité amul éclairage public bu baax souvent quartiers yooyu des fois diñ fa gis ay nit yoo xam ni suñu fa juddoo souvent seeni waajur sax dañuy nekk ay nit yoo xamante ni ay nit yu néew doole la ñuy doon mais bu leen yàlla mayee teraanga dañuy jóge ca quartier yooyu dem wuti yeneen quartier yi nga xam ni dañuy jàpp ni quartier yooyu moo gën a nekk ay quartier résidentiel Armand nag loolu dalu ko parce que fi mu juddoo màgge fa yaroo fa ba tey fa la nekk di investiru ak waa gox bi su ngénte amee mu dem bu céet amee mu dem bu desee amee mu dem donc moom laay wax souvent nit ñi man leen c'est-à-dire que faut pas que ngeen di topp les politiciens professionnels politicien professionnel mooy kat mooy ki nga xamante ni dafay toog Ndakaaru su élection jotee mu gàddu saagu xaalisam commencé ñëw ci kuréelu jigéen yi ni day def ay financement ñëw ci ASC yi ni day def ay financement commencé di séddale ay 10 000 ak ay 15 000 pour nit ñu vooteel ko su ko defee ñi nga xam ne dañoo gaaw a fàtte te dañuy fàtte démb ñoom dañuy fàtte lépp li nga xamante ni Armand Diouf defaloon na leen ko démb yéen waa Taaxi Kaw dañ leen di ñaan bu leen def loolu su ngeen demee bay voter bu ngeen demee bay choisir un maire na ngeen xool ñi mel ni Armand Diouf nga xam ni guddeeg bëccëg yéen ak ñoom yéen a nekkoon ngeen choisir leen ñu nekk seeni représentant appel bi may lancé mon ami et frère Armand Diouf nag mooy lii rek c'est-à-dire suñ ko waxee ni ko waa radar rek ak waa Taaxi Kaw mën nañ ko fal pour mu nekk maire loolu dañ koy nax ku ko wax ni ko waa radar ak waa Taaxi Kaw mën nañ ko fal mu nekk maire dañ koy nax ñi ñu am en face muy la coalition présidentielle dañoo nekk ñoo xamante ni ñu am une machine électorale très huilée ñu am doole am xaalis
donc ñooñu tey jii buñ leen fi bëggee jëlee pour teg fi ñu mel ni Armand Diouf il faut que ñu dem dans de très larges coalitions ki fi jógee léegi muy Pape Doumbia nee na dafa bëgg maire mon frère Ndiaga mu ngi ci coalition notre frère de Pastef aussi mu ngi ci coalition bu mel ni Yewwi Askan Wi nga xam ne tey jii ñun fa la ñu nekk fële ca zone est donc il faut que nit ñi ku ci nekk ca gox ba nga nekk ñu jéem a def ay mbooloo yu mag àndandoo yéenante jàmm bu ko defee lii fi nekk ñu mën ko fee jëlee indi fi ay nit yoo xamante ni di ñu mën a doxal mbir yi pour que askan wi gën mën ci gis seen bopp. parce que di leen jox ay 10 000 ak di leen fayal facture courant di jënd ay ordonnance loolu poos yu nit manu ko li ngeen di def mooy da ngeen di fexe ba li nit ñi bokk ngeen mën a am dispensaire yu baax seen doom yi bu ñu buggee jàng mën a jàng suñu buggee am fourniture dootuñu fi nekk di dem di wooyi Armand Diouf wala Habib Kane parce que tout simplement ñi ngeen di teg ci maire bi dinañu mën a indi ay fourniture yoo xamante ni dinañ ko mën a jox xale yi. guddi na toogaay bi yàgg na xëy na li ñu bëggoon a wax sax ëpp na lii mais encore une fois waa taaxi kaw loolu laa leen di wax man kat su ma jugee woon fële ca R100 ñëw fii ci taaxi kaw naan leen damaa bëgg ngeen fal ma yor sama xaalis ngeen bàyyi fi Armand Diouf ni da ngeen may fal dinaa xam ni yéen du ngeen ay nitu dëgg donc su ngeen demee bay choisir leen seen doom ki ngeen dëkkal nga xam ni même bu nekkee maire bu nekkee ministre bu nekkee président de la république su ngeen ko soxlaa di ngeen mën a waaxu dem këram fekk ko fa. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di souhaiter bonne chance à Armand Diouf parce que xam naa ni bis bu amee ndam waa taaxi